l'équipe de la Zone 7 TV comme nous m'avons dit tout à l'heure vous êtes en direct sur les antennes de la Zone 7 TV ku bëgg seetaan émission yi rek mën na ko am ci les plateformes de la Zone 7 TV à savoir le boîte Facebook bi ak compte aussi compte YouTube bi mën na ko am foofu noonu sans plus tarder nag comme nu ko sama confrère baaxoo di defee toujours rek mooy seen émission Allo Zone 7 dañuy baaxoo di inviter des hommes politiques dañuy baaxoo di inviter des notables dañuy baaxoo di inviter des acteurs de développement fii ci nga xam ne mooy suñu diwaan ñu amoon tey comme invité Mame Ongué Gueye nga xam ni kenn dootu ko présenté ci localité bi nga xam ne moom mooy Bambilor ku xam Mame Ongué Gueye nag xam ne yàgg na militer ci li nga xam ne moom mooy parti démocratique sénégalais tey nag moom la ñu recevoir doon ci suñu plateau Allo Zone 7 ñu koy bàyyi mu présenté wu rek Mame Ongué Gueye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay man la Mame Ongué Gueye responsable politique parti démocratique sénégalais Maître Wade di suñu mentor mooy nuyu waa Bambilor Zone 7 TV di jël nuyoo bi di ko jox seen directeur général ci loxoom mu joxal ma ko personnel bi yëpp di leen sant di leen gërëm bu loolu passé maa ngi nuyu la commune de Bambilor bi nga xamante ne foofu laa bokk dëkk ci dëkk bu ñuy wax Bambilor donc kon maa ngi nuyu waa commune bi yëpp kilifa diine yi kilifa aada yi di rafetlu émission bi ñuy def nii di ñaan yàlla lépp lu fi jóge yàlla na nekk njariñ yàlla boole ñu ko tey kenn invité moom muy fierté ci maanaam kontante ay doomu Bambilor créé benn télévision dem ba homme politique yi ak homme de valeur yi ak homme de culture yi ñëpp ñu boole leen di sottanteeg ñoom xalaat loolu yaakaar naa ci développement la bokk donc di leen ñaanal yàlla yëkkati leen donc ba Zone 7 TV yegg sur le plan international et national donc le national bi yéen a ngi ci ba léegi mais yàlla na leen yàlla yóbbu sur le plan international fi ñuy dégg ay BBC ay RFI donc ngeen yegg foofu te am naa ci yaakaar parce que ay xale ngeen donc xale yu am ñam ngeen yàlla na leen yàlla lafal cat donc fi ngeen teg seen tànk foofu la parce que nit nag donc dafay am lu muy wane ci boppam quoi donc mooy comme ni ñu koy waxee rek gëm sa bopp te xam naa ne yéen gëm seen bopp ngeen beneen bi ci des li may rafetlu seen liggéey mooy donc seen liggéey donc macha allah di leen ñaanal yàlla lépp jaar na yoon daal liggéey bi rafet na teg ngeen ko ci yoon mënoon ngeen fi nekk te doo di def liggéey bi te doo leen ko def comme ni ko citoyen yi bëgg mais tey Bambilor la commune de Bambilor donc ak kenn amatul benn problème pour jot information actualité yi nga xamante ne moo am ci commune bi kon donc ñu ngi leen di jaajëfal. voilà comme nu ko Mame Ongué Gueye waxee tout à l'heure rek ñoom la ñu àndal tey ci seen émission Allo Zone 7 ñu leen di wax comme nu ma ko waxee tout à l'heure rek mën ngeen a participer ci seen émission parce que nous sommes en direct sur le boîte Facebook donc mën ngeen suivre cette émission mën ngeen aussi di participer ci émission bi voilà en posant des questions à travers le Facebook à travers les plateformes de la Zone 7 TV mën ngeen fa poser des questions comme ça ñu jàllale ko véhiculer ko ci ki nga xam ne moom mooy invité tey bi ñu koy woowee Mame Ongué Gueye comme ni ma ko waxee tout à l'heure rek dafa nekk un acteur de développement bu nga xam ne moom moo nekk au niveau de la localité de Bambilor mu nekk dans le parti démocratique sénégalais mu fi bay waaram depuis ñuy judd wala avant ñuy judd mu ngi ci waar woowu noonu donc tey bu ñu bëggoon xam kan mooy Mame Ongué Gueye lan nga ñuy wax. waaw Mame Ongué Gueye de donc ndongol daara la taalibe la nit bu modeste la nit bu simple la boo xamante ne donc ci Bambilor la juddoo fi la fekk baax ay maamam fi la fekk baax donc moo tax lépp lu Bambilor soxla rek ñun dañ ci taxaw ba mu mat sëkk amuñu ci lenn luñ ci xaar muy guddi muy bëccëg fu ñu Bambilor soxla pare nañu pour suñu ñaq suñu doole suñu man-man investir ko ci biir Bambilor waaw donc kooku mooy Mame Ongué Gueye donc yeneen yi yëpp amul solo quoi donc xam naa ne daal ku doomu Bambilor la te lépp lu mu mën a am Bambilor moom moo ko gënal moo waral taxawaay bi nga xamante ne moom laa am sur le plan politique donc ma taxaw ci parce que tey politique dafa toll foo xamante ne
boo ne du ma ko def sam papa daana ma wax ne ma politique benn bâton la bu ñu teg donc boo ko tegee boo ko jëlulee ñu jël ko utiliser ko sa kaw donc loolu moo gën tardeel Bambilor Bambilor tey ku dégg turu Bambilor yaakaar naa ne comme li nga wax noonu ñun ñëpp turu Bambilor moo ñu mag ay ñoom Sëñ Fallou Mbacké ñoom ñëpp nit ñu baax yëpp jaar nañ fi wàllu yu yëpp jaar nañ fi ñu wax ne Bambilor daal donc gàcce ngaalaama kon tey bu ñu toogee ba période bi ñu toog suñu kër yaakaar naa ne war nañu jóg pour ñafel Bambilor loolu nag defuñu ko pour intérêt personnel wala def ko pour ay miettes yu ñu am dañ ko def xam ne Bambilor lañ dëkk suñu doom ñoo fi ne ak suñuy jarbaat yow la preuve tey yéen ñii suñu ñi ci ëpp suñu doom lañu ak suñuy jarbaat et suñu jarbaat yooyu tey war nañu am ay repères war nañu am ay valeurs yu ñu incarné valeurs yi ñu incarné nag mun ñu ko gis mu lu ci seen waajur yi nga xamante ne ñoo leen mag ñoo leen jiitu man sama incarnation tey sama ko jëm samay doom samay frère samay rakk yi nga xamante ne man au moins maa leen jiitu ci àdduna maa leen ëpp expérience donc li ma dund ñoom dundaguñ ko donc benn bi ci jëkk nag mooy lépp lu waay man ci def te tegoo ko ci njubi boobu donc doxul quoi jub rek moo am solo ñu bëgg nag ñun doxal Bambilor ci njub ak gore ak gëm sa bopp. Voilà, c'est ça kàddu yi sànq dama ci taataan mu ne celui qui ne fait pas la politique subit la politique. Voilà moom nga wax sànq ci kàllaama yi ci wolof. Donc ñun tamit bëggoon nañ xam pourquoi comme gis nañ ne que fan yi passé yàggul dara. Bambilor ci période hivernage yi dafa nekkoon ci ay situations yu xaw a catastrophique voilà yu délicate donc ñu gis ne que carrément les routes étaient impraticables ñu gis ne aussi problème bi mu ngi doon imposé wu au niveau des écoles que ça soit si école élémentaire Bambilor 1 bi ak ci lycée fi nga xam ne mooy lycée de Bambilor ak ci poste de santé bu Bambilor ñu gisoon aussi si nga amoon ci benn taxawaay bu am solo ñu ne pourquoi pas pour ñu bëggoon xam tamit pourquoi ce choix boobu noonu Mame Ongué Gueye amoon dem collaborer ak ki nga xam ne moom mooy le président Oumar Gueye Junior pourquoi pas Mame Ongué en tant que militant du parti démocratique sénégalais pourquoi mu bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk au niveau de son parti mu dem collaborer ak ki nga xam ne moom mooy Oumar Gueye Junior waaw loolu nga wax noonu lu am solo la choix bi ma def yaakaar naa ni ku déglu ci li ma wax sama taxawaay ci Bambilor donc yaakaar naa ne choix boobu war la jaaxal parce que donc Olof Njaay nee na ku amul fu mu fanaan ak ku am néeg ba pare ragal ko donc bu ñu dajee ñoom ñaar tëjal bunt bi du leen jaaxal ci wàllu wolof yàlla dafa dogal Oumar Gueye Junior man sama parent la papa la ci man mais man gisuma papa boobu man temps papa boobu cër la lu bokkul ak cëru Bambilor wax nga ko léegi ci nawet bi gis nga Bambilor ni mu meloon tali yi yàqu nañu mbedd yi yàqu nañu jàkk yi paa yi dematuñu woon juma mag ñi dañuy daanu ci ndox mi jàpp si kër ba pare jëm ci juma daanu ci ndox delluwaat ci kër tali bu xonq gis nga ni mu demal man sama kër ak boutique bi même pas 2 mètres damay def grand tour damay dem ba tali bu ñuul bi ma jël beneen phase bi pour dem accéder ci boutique bu naar bi yàlla dogal affaire yi jàpp ma def ma stress boo xamante ne donc mënuma ko woon wax fan laa ko mënoon natt métit boobu ni mu nekkoon sama xol ci nawet bi dem naa ba ne man nag suma waa kër man je pense que man Bambilor xalaat naa dinaa jaay li ma yor sax dem déeni Biram Ndaw sama parcelle yi foofu ma defar ko dem dëkk foofu parce que Bambilor kenn ku ne xam ne tey kuy leader tey kuy intellectuel bu nekk fii ci dans la commune ñi ci ëpp yëpp Bambilor lañ jaar école primaire bu Bambilor lañ jàngee ba ci Oumar Gueye ministre ak ñeneen bari nañu ay Birama Gueye ay cadre rek la doomu Bambilor yu fi génne Amara Ndiaye bi ma cité léegi tey Biram Boy ñooñu c'est des cadres supérieurs yoo xamante ne tey ñu ngi à l'étranger mais fii la ñuy jàngi école Bambilor bu loolu amee tey ñu toog Bambilor ñu dem ba mënuñu déggénne amatuñ fuñ jaar kenn bëggatul sol yére tali bu xonq demoon nañ ba kenn bëggatul sol yére waxuma la sol yére mais boo toogee sa néeg bu oto jàllee ndox bu xet bi muy dégage donc et puis xam nga nawet ci nit ñi seen force yi dafay dem ba dafay
bon loo xam nu mu napp bi demee dafay jóg. voilà ndox bi dafay jóg nappe phréatique bi jóg na fosse yëpp fees nañu nit ñi comme dañuy xam nga comme loolu moom la population yi def la plupart du ñëpp mais am na ñoo ñu xamante profité si ne occasion dañuy bi. profité ci occasion yi jël seen toilette yi versé ko ci mbedd bi ñun yor suñu doom ñu nekk ay xale dëgg suba bu affaire yi demee ba évaporé wow donc poussière mooy jóg poussière boobu suñu doom yi ma jàpp ne ñoom ñëpp war nañu feebar war nañu ci loolu laa gënoon a constaté ci li ma gënoon metti mooy lii bés bu ñu demee ba yàlla ji taw bi arrêté bu poussière bi jógee suñu doom yi ñoom ñëpp dinañ feebar ma ne lii daal man dinaa ci jóg quoi parce que lii daal bu ma ko bàyyee di ci xalaat guddi bëccëg yàlla dogal comme li ñuy wax rek jaam ak pexeem yàlla ak dogalam nit ki lu mu bëgg rek suñu borom da ko ciy fekk daal mu nekk sama nattu nag ma koy jooy dama doon dem ba bu ma jullee damay toog am na sama kër boo duggee en face photo sëñ Babacar chaque fajar damay taxaw jàkkaarloo sëñ Babacar gannaaw bu ma defee Fatiha salatul Fatiha donc ma ñaan sëñ Babacar ma ne ko mu jafe-jafe Bambilor bi daal sëñ Babacar maa ngi lay ñaan yàlla nga ma jàppale ba ma am ci saafara mais 2 jours laa ko ñaan xaw ma 3 jours Omar Gueye junior jóge jéeni biram daw ñëw fekk ma man amul benn politicien bu ma mus a seet bala bariwul bu dee benn ñaar bariwul parce que ñëpp xam nañ ne man waddis éternel la soxlaawuma daray politique waddis la te sans condition la lu mu laaj rek ma jox ko bi yàlla dogalee Omar Gueye junior ñëw ma ne ma onge mu ne ma waaw mu ne ma man de élection locale lañ jëm sa papa la beneen bi ci topp mooy que tey man dama bëgg mairie bi bon bëggoon naa nga jàppale ma amoon naa yaakaar ci ñëw ci yow nga jàppale ma fii ci Bambilor ma rafetlu kàddoom yooyu en tant que waajur en tant que sama papa parce que sama rakk papa sa papa la mais bi mu ñëw ma ne ko papa mu ne ma waaw ma ne ko man de lenn rek moo ma jaaxal man du ma cautionné APR bokkuma APR ànduma pour bokk APR ànduma ak yow pour ànd ak Omar Gueye Sangalkam parce que mooy mentor parce que doon nañ liggéey ba mu tegoon ko ci délégation spéciale bu Sangalkam waaw bu Sangalkam ma ne ko ñaari condition loolu am na ma ne ko beneen bi ci des ma ne ko PDS moom du ma fu mus jógee élection locale nag nee nañu affaire petit camp la affaire koñ la quoi comme yàlla dogal na soxla nga mairie bi te man mairie bi li ci nekk li ma gën a metti sama àdduna ci mairie bi la bokk parce que mairie bu toll ni commune bu toll ni commune Bambilor ñu ne chef-lieu bi Bambilor la càggante ak cuune ñu toog ba ñu ne dañu def redécoupage jël suñu siège suñu arrondissement yóbbu Sangalkam kenn yënguwul ñun ñoo fa xeex 3 jours affaire yooyu état dafa bari doole mënuñu ci dara ñu bàyyi. est-ce que tamit loolu yow di nga ci d'accord mooy li nga xam ne mooy monsieur le ministre moom moo piloté li nga xam ne moom mooy redécoupage boobu noonu ñu jël li nga xam ne moom moo ëppoon doole ci li nga xam ne moom mooy commune Bambilor ñu jël ko taftal ko ci li nga xam ne moom mooy commune Sangalkam. mais xam nga loolu musuma ci d'accord parce que ñun commune bi commune Bambilor 4 communes yi sax boo amee ñun ñoo ko xeex wax naa ko waxaat ko man ak ñoo ay doomu Bambilor yu bari ñoo nekkoon ci combat bi mais man ñi gënoon jiitu ci combat bi parce que def naa 1 mois temps bi ñuy xeex 4 communes yi pour ñu découper ñu jamono waat sama téléphone sur écoute laa ne ay homme de tenue di ma woo di ma menacé mais man yooyu soxaluma woon li ma soxaloon mooy ex communauté Sangalkam il fallait ñu découper ko mu nekk 4 communes yi parce que askan bi sonn nañu mënuloo dëkk Kañak bëgg dem Sangalkam mënuloo dëkk Tivaouane Peulh Namora bëgg ñëw Sangalkam communauté rurale Sangalkam mënuloo dëkk Diacksao ba Ndoye bëgg ñëw Sangalkam donc bii loolu amee ñun ñoo ko demandé mais bi mu amee dañ ne politique nangam Omar Gueye donc te découpage
nasiba fees naa sama place dama xëccoo doo waye dara bul maye dara caw nasiba sooy wër yow fi lay pañol am na fi fu la day jaay grossiste la bilaay am na fi dama songo benn xale bul ma takkal bajo bajo li nga doon jaay tey mu lamb waay ñëwal ñëwal ma mosal la doole man dama bari doole xale bu la tooñ yow nang ko duma man suma sañsee ba dem si nga rek nga buddi ndax dama bari doole ey doole yëpp doo seen morom waay doole yaay man dama bari doole xolal bu la tooñ yow dee ko duma man suma sañsee ba man dem la Rema Fashion bi nga xamante ne moo yor boutique bi nga xam ne moo nekk en face Kër Sëñ Touba bu fekkente ne da nga jógee Ndiassane wala Tëngéej di ñëw da lay féete sa côté càmmoñ bu fekkente ne da nga jógee Gorom Bayax Kayar daf lay féete sa côté ndijoor waa may wax sama mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk si zone 7 bi yëpp ñu ñëw doxantu si bitigu Rema Fashion bi nga xamante ne day jaay prêt à porter am na góor damay solo góor ñi damay solo jigéen ñi en même temps am na cosmétique damay jaay dàll damay jaay sac loo bëgg daal defe naa boo ñëwee ba si Rema Fashion incha allah di nga ko fi fekk may woo ñëpp ñi nga xamante ne rek ñi ngi seetaan Zone 7 ñi ngi seetaan Zone 7 TV ma leen di woo ñëpp ñu ñëw doxantu si boutique bi ñëw xool si bagage yi nga xamante ne mu ngi fi am na fi ay poudre marque crayon lépp loo xamante ne rek même ay tissu aussi dañ koy jaay lépp loo xamante ne rek nit daf koy bëgg moo xam góor moo xam jigéen la soo ñëwee si boutique bi di nga ko fekk may woo ñëpp rek di kontaan bu baax si waa Zone 7 ñi nga xam ne tey ñoo ñëwoon seet si Rema Fashion ma leen di félicité di leen encouragé di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yéen a xam lépp loo leen bëgg si seen liggéey yal na leen ko yàlla defal ñu dem ba leen di dégg comme télé yëpp ay Sen TV TFM macha allah di leen wax nag di courage xëcc moom bu dagul dikk te dina bàyyi incha allah kontaan naa si yéen bu baax a baax. waa ku soxla sama numéro téléphone da ngay def 77 162 52 77 162 52 mooy numéro téléphone Rema Fashion mooy WhatsApp bi tamit képp koo xamante ne rek bëgg nga jot Rema soo ma woowee ci numéro boobu di nga ko jot di nga ma jot incha allah 162 52 waaw may nuyu ñëpp nag di nuyu sama famille tout ça ñëpp bàyyiwuma kenn merci beaucoup. man mii duma maye dara del yor sa xiir di cawe nasiba fees naa sama place dama xëccoo doo waye dara bul maye dara caw nasiba sooy wër yow fi lay pañol am na fi fu la day jaay grossiste la bilaay am na fi dama songo benn xale bul ma takkal bajo bajo li nga doon jaay tey mu lamb waay ñëwal ñëwal ma mosal la ay am na fi doo waye dara bul maye dara caw nasiba sooy wër yow fi lay pañol am na fi fu la day jaay grossiste la bilaay am na fi dama songo benn xale bul ma takkal bajo bajo li nga doon jaay tey mu lamb waay ñëwal ñëwal ma mosal la doole man dama bari doole xale bu la tooñ yow nang ko duma man suma sañsee ba dem si nga rek nga buddi ndax dama bari doole ey doole yëpp doo seen morom waay doole yaay man dama bari doole man mii duma maye dara del yor sa xiir di cawe nasiba fees naa sama place dama xëccoo doo waye dara bul maye dara caw nasiba sooy wër yow fi lay pañol am na fi fu la day jaay grossiste la bilaay am na fi dama songo benn xale bul ma takkal bajo bajo li nga doon jaay tey mu lamb waay ñëwal ñëwal ma mosal la doole man dama bari doole xale bu la tooñ yow nang ko duma man suma sañsee ba dem si nga rek nga buddi ndax dama bari doole ey doole yëpp doo seen morom waay doole yaay man dama bari doole xolal bu la tooñ yow dee ko duma man suma sañsee ba man dem la Rema Fashion bi nga xamante ne moo yor boutique bi nga xam ne moo nekk en face Kër Sëñ Touba bu fekkente ne da nga jógee Ndiassane wala Tëngéej di ñëw da lay féete sa côté càmmoñ bu fekkente ne da nga jógee Gorom Bayax Kayar daf lay féete sa côté ndijoor
waa may wax sama mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk si zone 7 bi yëpp ñu ñëw doxantu si bitigu Rema Fashion bi nga xamante ne day jaay prêt à porter am na góor damay solo góor ñi damay solo jigéen ñi en même temps am na cosmétique damay jaay dàll damay jaay sac loo bëgg daal defe naa boo ñëwee ba si Rema Fashion incha allah di nga ko fi fekk may woo ñëpp ñi nga xamante ne rek ñi ngi seetaan zone 7 zone 7 TV ma leen di woo ñëpp ñu ñëw doxantu si bitig bi ñëw xool si bagage yi nga xamante ne mu ngi fi am na fi ay poudre marque crayon lépp loo xamante ne rek même ay tissu aussi dañ koy jaay lépp loo xamante ne rek nit daf koy bëgg moo xam góor moo xam jigéen la soo ñëwee si boutique bi di nga ko fekk may woo ñëpp rek di kontaan bu baax si waa zone 7 ñi nga xam ne tey ñoo ñëwoon seet si Rema Fashion ma leen di félicité di leen encouragé di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yéen a xam lépp loo leen bëgg si seen liggéey yàlla na leen ko yàlla defal ñu dem ba leen di dégg comme télé yëpp ay Sen TV TFM macha allah di leen wax nag di courage xëcc moom bu dagul dikk te dina bàyyi incha allah kontaan naa si yéen bu baax a baax. waa ku soxla sama numéro téléphone da ngay def 77 162 52 77 162 52 mooy numéro téléphone Rema Fashion mooy WhatsApp bi tamit képp koo xamante ne rek bëgg nga jot Rema soo ma woowee ci numéro boobu di nga ko jot di nga ma jot incha allah 162 52 waaw may nuyu ñëpp nag di nuyu sama famille tout ça ñëpp bàyyiwuma kenn merci beaucoup. man mii duma may dara del yor sa xiir di cawe da sii baax fees naa sama place dama xëccoo duma may dara bul mayee dara caw da sii baax sooy wër yow Feeling Pagnol am na fi fu la day jaay grossiste la bilaay am na fi ma soog nga benn xale bul ma takkal bajo bajo li nga doon jaay tey mu lamb waay ñëwal ñëwal ma mosal la doole man dama bari doole xale bu la tooñ yow nang ko duma suma sañse ba dem si nga rek nga buddi ndax dama bari doole ey doole yëpp doo seen morom waay doole yaay man dama bari doole ay xolal bu la tooñ yow dee ko duma suma sañse Gueye nekk un acteur de développement fii ci diwaanu Bambilor nekk aussi un militant ci parti démocratique sénégalais bu depuis mu nekk jeune avant que ñun ñuy judd sax donc moom lañ am tey ci seen émission Allo Zone 7 donc di ko bàyyiwaat ñu continuer li nga xam ne moom mooy plateau bi di leen wax aussi ku bëgg ay sañse yu rafet mën na contacter Rema Fashion ci bas d'écran bi noonu mooy ci numéro bu ñu joxe tout à l'heure mooy 162 50 52 donc ku bëgg sañse yu rafet rek que ça soit jigéen wala góor mën na contacter Rema Fashion moo nekk fële ci wetu kër Serigne Touba Bambilor donc moo ñuy sañsewal des fois ñun journalistes yi di sañseel sax des fois suñu caméraman yi ak suñu caméraman yi donc di remercier toujours avec la complicité de la régie Babacar Baldé dañuy continuer li nga xam ne moom mooy émission bi voilà mooy émission Allo Zone 7 ñu comme ni ma ko waxee tout à l'heure Mame Oungué Gueye nekk na koo xam ne dootuñu ko présenté fii ci diwaanu Bambilor ak ci localité bi ci tundu Diender bi mu nekk un jeune boo xam ne mu ngi militer ci parti démocratique sénégalais comme ni ma ko waxee tout à l'heure moom yàgg na militer ci parti démocratique sénégalais mu nekk aussi un acteur de développement donc ci acteur de développement boobu noonu ci la ñuy desandi tuuti parce que gis nañ ni comme lu ñu wax tout à l'heure ci par rapport ak action yi nga xam ne moom nga nekk di mener actuellement ci diwaanu Bambilor ñu gis ne tamit benn affaire xaw na marqué li nga xam ne moom mooy la population bambiloroise est-ce que tamit Mame Oungué Gueye dafa pare lan nga am tamit pour wax ko mooy ñi nga xam ne tey ñu ngi taxaw ne tey dafa collaborer ak Omar Gueye Junior parce que il attend quelque chose en retour wala ñu ngi xaar benn nomination après bu Omar Gueye Junior une fois que mu siège ci li nga xam ne moom mooy commune Bambilor. D'abord maa ngi lay gërëm di dellusiwaat par rapport ak éclaircir bi ma doon def entre Omar Gueye et monsieur le maire Dièye Diop par rapport ak li passé donc am na loo xamante ne sax leerul ci bopp nit ñi parce que dama doon développé lan moo waraloon découpage bi ak redécoupage bi amaat donc mu nekk yoo xamante ne donc du injustice la quoi bu fekkee da ngay réparer injustice
yaakaar naa ne waroo instaurer injustice donc man dama jàpp ne découpage bi pour ma ñëwaat ci loolu laa ci xam Omar Gueye injustice la doon réparer mais dafa commettre beneen injustice bu gën a pire que boobu bu ma jógee ci Omar Gueye donc monsieur Gueye Diop wax naa la ko léegi li taxawoon ni doxoon ko mairie bi mooy nit ñi dañoo amoon ci moom yaakaaroon nañ ne bon am na compétence yi mën na ko doxal mais man dama ne non man non laa mos a wax xamoon naa ne mënu ko doxal amul dara lu ma bett ci li mu def bu ma passé foofu par rapport Omar Gueye Junior wax nga ko léegi commencé woon naa ci développé Omar Gueye Junior wax naa la li ma boole moom bi mu ñëwee boobu Bambilor toll na foo xamante ne donc nit mënatul woon daal ñun mënatul woon dund ci koñ bi noonu daal yàlla may ñaan suñu borom indil moo ko mu ñëw bi mu waxee loolu laa ko tegal critères yi ma ko tegal mooy du ma génn PDS laay naturellement éternellement moom laa nekk yow sama papa bi nañ ko teg fële mais dama am benn combat bu ma bëgg a mën a Bambilor mooy jafe-jafe yi waa Bambilor nekk tey ku ma ci mën a jàppale pare naa pour que élection locale yi man dinaa la soutenir dinaa la nekk sa lieutenant dinaa la jàppale ba nga taxaw mu ne ma jafe-jafe yi lan ma ne ko bi ngay ñëw mënuloo dugg tali bu xaw sa oto yaa ngi ko bàyyi sa tali bu ñëw jël trottoir te donc mënoo dox sax bu baax parce que sinon di nga dugg ci salte bi quoi ma ne ko gis nga fi nga jaar gis nga suñu bayaale suñu mag ñi dematuñ juma paa yi kenn dematul woon juma fajar boo demee ñaari nit mooy nekk si sàppe ajjuma kenn du dem julli ji ajjuma suñu xale yi kenn ku ne xam na ne jeunesse fol la ñuy def ñun amuñu lu suñu bayaal yi xale yëpp fi la ñuy jàng football fi la ñuy daje football yi dimanche matin yi samedi soir bu ñu jàngiwul yooyu yëpp xale yi mënatuñ ko woon def suñu mbedd yëpp yàqu ma ne ko léegi daal loolu daal laa xam ne saafara boobu daal bu ñu amee ku ñu kii comme monsieur le maire moo ko waroon def te loo wax ñu ne du compétence am donc man dama xamul lan mooy compétence am te man monsieur le maire dama yaakaar ne suñu mbindaan parce que Ndiène Diop ñun xam nañ ko suñu mbokk la ñoo bokk juddoondoo fii ñoo maasandoo ñoo yarandoo ñoo màggandoo mais jàngu fi lu ñu jàngul amu fi ñun lu ñu amul xam nañ ko bu baax tey situation bu man nekk rek à grâce li mu nekk maire de Bambilor moo tax parce que bi mu nekkulee maire donc loo xam jotul woon gannaaw loolu ñu bari mën nañ ko seet dañ ko yéene nag donc la dañ olof njaay ne nag ku la feesloo moo la yàquloo mais donc dafa doon loo xamante ne moom buñ ko falee yaakaar ko ne dina defar dans la commune de Bambilor gis nga li ñu dal tey suñu Promoville anam Kër Ndiaye Lo loolu sax bëggoon naa après ñu waxaat si voilà kon ma xaar la foofu donc yooyu yëpp di ay manquement yoo xamante ne dafa lourd ba nga xamante ne yow boo nekkee doom Bambilor sax sa xol dafay metti Omar Gueye Junior rek bi mu ñëwee mu wax ak moom 3 jours la ma jox dafa ñëw sama kër ma ne ko lool moo sama jafe-jafe mu ne ma d'accord dégg naa la ma ne ko loolu daal boo ko réglé problème Bambilor bi élection locale yi am naa yéene maa ku ma mën a indi naa ko indi jàppale la pour ñu teg la ci bopp maire mu toog 3 jours ne ma dinañ indi ay camion boo ma téléphone ne ma onge demain lundi parce que samedi laa ñëw sama kër samedi dimanche lundi muy troisième jour bi mu envoyé ma ay camion mu woo ma téléphone ci guddi gi dimanche ci guddi la ma woo ne ma suba camion dina ñëw bugguma ko woon annoncé sax parce que donc dañu yàgg wax lu mel noonu du dara du ci am avertissement du voilà donc bi ma waxee loolu ma ne donc kon grave ma bàyyi noonu sedd toog sama kër lundi matin dama julli fajar ba pare man comme après bu ma liggéey dama julli après ma tëdd rek sama téléphone sonné benn waaye ne ma kookal la onge la ñuy laajte man ko yow la kan mooy man chauffeur camion laa quoi maa ngi jógee Bandia carrière de Bandia laa jógee ma ne ko waaw lan la mu ne ma dañu yoroon latrik am nañu 17 camions yoo xam ne dañuy waxoon ñu indi ko Bambilor pour ñu defar tali bi xaw ma fan la ñuy defar quelque part noonu laa daw jël sama mbubu ñëw génne quoi woo Baye Wade ak xale yi nekk foofu koñ ba comme man samay doom la ñu samay jarbaat même doodaan yi sax man maa ko defoon dama dem ci préfet def autorisation dem ci préfet bindi demande d'autorisation pour ñu def doodaan mais imagine toi yow tali bu ñu goudronné état nekk fi maire nekk fi tali boo xam ne goudron bi 3 mois la am
dégradé wu ba nga xamante ne oto nit sax man du fa jaar. est-ce que aussi c'était des travaux de très haut niveau tamit loolu la population bi doon loolu laa lay wax. xam nga ñoom souvent loolu la ñuy def. dañuy jël ay entrepreneurs yoo xamante ne dañ leen di jox benn liggéey boo xamante ne lañ leen di fay ak ñoom la ñuy def lu boobu. donc entreprise boobu tey ci yoon waroon yóbbu ci yoon parce que mënoo tali ne état ngay liggéey jël goudron defar tali bi 3 mois tali bi yàqu ñu naan ndox yi ci sotti tali yëpp la ndox di jaar fii ba tëgee tali boo dem ndox ba gaayaan ko ci tóor yàlla ci day taw gars yi dañuy vider seen kër parce que ku sa kër am ndox non def pompe ci kaw tali bi pour ndox mi génn amuñu canalisation gis nga canalisation en tant que maire Omar Gueye ministre Omar Gueye Sangalkam la ko yemale Kër Ndiaye ba Sangalkam dañ ko canalisation moo waral ñoom tey Sangalkam amatuñu benn inondation mais bi mu ñëwee Sangalkam la ko yemale te pourtant boobu ñu ngi am maire mu tuddee Ndiagne Diop nekkoon pour Omar Gueye ñu ne dañoo am ay problème man yaakaar naa bu ñu amee problème moom dafa war a taxawu commune suñu Promoville mu jël ko yóbbu ko Kër Ndiaye la man dama jàpp ne loolu bi mu koy def c'était seul pour satisfaire Omar Gueye parce que Omar Gueye yàgg na dund bi muy dund yëpp mooy découpage bi moom heure bu Macky Sall nekkee président pacte la signé woon nag Macky Sall xamal ko ne ko bu bis bu jëlee réew mi nanga ma dindi wàllu découpage bi ba mu set ñu defaraat. est-ce que tamit monsieur le maire Ndiagne Diop nekkul benn faveur boo xam ne da ko doon def vis-à-vis pour Omar Gueye mais en même temps pour Pape Sow bu nga xam ne moom moo nekkoon Kër Ndiaye c'est ça loolu la lay expliquer man musuma gëm ne Omar Gueye ak Ndiagne Diop dañu am problème dañu xuloo man dama jàpp ne Ndiagne Diop lu mu xam ci politique Omar Gueye moo ko def lu mu xam ci politique Omar Gueye moo ko def réeróowuñu ñoo bokk nekk seen benn bokk yaakaar Ndiagne Diop nag dans la commune de Bambilor bi nga xamante ne man dama jàpp ne fi la nekk maire man dama jàpp ne commune Bambilor soxla ko moom mu doon def pour ay avantages Omar Gueye mu yokkoo man loolu laa mos a gëm loola ba dem na ba ci découpage bi mu am ñu dañ doon manifester bu ñëw ne bu kenn manifester loolu lan la niru yow sa commune ñu découpé la découpage boo xamante ni kenn ku ne xam ne na jaadoo nit ñi di ko xeexal nga ne bu kenn xeexloo ma kenn lépp lu Macky Sall def d'accord naa si loolu la ñu tegal ci table kon man dama jàpp ne avantage yi Bambilor amoon yëpp mu tey Omar Gueye am possibilité jël ko parce que bu ñu amoon tey maire bu mel ni Omar Gueye junior mbala keneen ci opposant yi nekk fii Omar Gueye lii mu doon déroulé du dox parce que dina wax population mais Ndiagne Diop instant boobu dafa jël population yi xonet loolu ba ñëpp bàyyi ko moo tax di découpage bi amee ko woo mu ne du ma génn parce que ñoom ba ñu lekk seen cycle waaw parce que loolu lañ jotoon nemmeeku ci askanu Bambilor parce que koo woowoon mu ne du ma xeex mu ne xeexaluma kenn parce que liggéeyaluñu askan bi seen bopp lañ doon liggéeyal commune Bambilor xam ngeen ne commune la boo xamante ne mooy maire yi 15% noonu lañ koy waxee sax 15 sur 10 lañ leen gars yi 15 sur mooy maire yi 15 sur 10 waaw moom la leen gars yi di maire yi 15 sur 10 la voilà moom la leen gars yi di dàkkantale non c'est vrai mais mon fils mais yi nee naa la askan bi l'argent contribuable moo nekk ci maire yi tey bu ñu la tegee en tant que maire nga def lotissement 50-50 askan bi n'est-ce pas ñoom moom 50 yi 50 askan boobu ñoom seen biir ñoom lay éli ñoom ñoo ko séddoo jënd seeni oto jënd seeni 4x4 bàyyi askan bi am problème boo yaa ngi ni amuñu terrain bu ñu fubale boo yaa ngi xoolal 4 communes yi am wax ma fan la fi stade am tey bu ñu newetaan ñu ngi koy fubal Tëngéej la ñuy dem bala ñu dem Sébikotane est-ce que loolu du gàcc ci ñoom en tant que ñu ne ministre fii la yeewoo honorable yi fii la ñuy yeew kon loolu bu amee Omar Gueye junior ñëw tey ñëw defar Bambilor ba nga xamante ne li ñu metti woon yëpp parce que li ci ëpp rek ubbi tey jàng tey bu amee à grâce Omar Gueye junior bi ñu ne suba la école bi ubbi 10 heures lañ ma wax ne ma école bi ndox la def ak primaire bi ak lycée bi ma dem gis ndox mi dugal nañ fa presque fu nekk dugal nañ fa 10 camions wala 15 camions jël machine dugal ko ci biir tas ko ba xale yi mën a accéder ci biir école yi pour ubbi tey jàng tey kon Omar Gueye junior bu defee loolu dëkk ci commune bi am Bambilor kër dëkk Déni Biram Daaw muy cosaanam mais Bambilor am kër nekk cadre supérieur na franchement xam na lan mooy maire
parce que pratiqué na ko parce que nekkoon na délégation sociale bu Sangalkam bu Sangalkam def fa liggéey bu mucc ayib kon tey kooku bu ñëwee taxaw ne dafa bëgg a changer Bambilor defal ñu loolu Bambilor man dama pare pour jàppale ko ak woo ci doomi Bambilor yëpp yi bëgg changement pour Bambilor. bëggoon naa ñu taxaw loolu ci loolu tuuti rek parce que gis nañ benn changement bu nga xam ne yaa ngi koy wootee ci beneen xar kanam bu doomu Bambilor wala taxawee. parce que gis nañ ne bu nga wootee ne que carrément da ngaa bëgg ñu renouveler wala ñu def benn changement radical boo xam ne fii ci diwaanu Bambilor lay doon. parce que gis nañ position bu nga xamoon bi nga xam ne amoon nga ko ci après hivernage yi mooy ci comme lu ma cité tout à l'heure vis-à-vis ci poste de santé bi ci ñaari écoles yi école élémentaire ak lycée de Bambilor. donc dañuy gis ne que carrément Mame Oumy Gueye moom dafay nekk di mener benn campagne de sensibilisation à savoir di sensibiliser jeunes yi nga xam ne ñoo dëkk Bambilor di yeewoo Bambilor wala defar Bambilor. oui jeunes yëpp laa tàllal loxo wax naa leen ñun pare nañ jeexu nañ ba pare parce que nit ki mënuloo dund ba am 60 ans yor say doom ñu nekk fii ngay am looy xëcc sa àdduna 60 ans boo ko dundee ci jamono bi ñu toll nii je pense que li nga waroon dund li ci ëpp dem na mënatoo dundaat lu toll noonu kon tey ñun li may souhaité man muy xale yi suñu doom yi suñu jarbaat yi am loo xamante ni suba ñoom dinañ ci jàpp ba mën a defal seen bopp loolu nag li ci jëkk mooy liggéey commune bi mu baax ba nga xamante ne képp ku fi ñëw dina leen nawloo mais Bambilor bu njëkk moom fi boo doon ñëw Bambilor bu njëkk foo tourné ñu la Bambilor laa bëgg kër mais man ci biir hivernage bi gis naa ay gars yu jëndoon kër Bambilor jaayaat terrain yi dem Sangalkam ñenn ñi dem ci waawan foofu tamit bëggoon naa ñu taxaw si tuuti parce que boo xoolee am na li ñuy woowee autorisation de lotir autorisation de construction yi nga xam ne moom la mairie bi di war a saytu mooy ñi nga xam ne war nañ réglementé fi nga xam ne foofu lañ war a samp seen kër yi dëkk fa parce que des fois soo leen dañuy nemmeeku ci population bi koo si wax rek mu ne mairie bi dafa waroon aménager li nga xam ne moom mooy territoire parce que bu ñu defee constat bi ci li nga xam ne moom mooy les codes des collectivités territoriales mooy les missions assignées au maire mission yi nga xam ne moom lañ dénk ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire Ndiaye Diop am na mission yoo xam ne daf si bokk mooy à ce que mu aménager li nga xam ne moom mooy territoire bi ba nga xam ne boo xoolee Bambilor actuellement dafa nekk benn cité dortoir pratiquement amul benn infrastructure boo xam ne amul benn usine de transformation amul dara loo xam ne Bambilor war nañ ci mën a jàppandi pour créer au moins des emplois ici à Bambilor. oui mais loolu kañ comme ni nga ko waxee lu na fànq la kenn du ko jeex. Bambilor tey infrastructure bi gën a rëy bi fi maire defar mooy marché de Bambilor bi ak commune bi ma dégg ne commune bi sax defaruñ ko parce que dañu ko defaral may dañ ko marché Bambilor bi nga xamante ne tey man boo ma joxoon 15 millions ma tabaxal lu gën a rafet li ci Bambilor boo xamante ne man dama taxaw 1000 fois maire taxaw ne moom am na budget 1,6 milliard mu ngi sama téléphone bi wax yooyu mais marché Bambilor bi tamit ñun defoon nañ fa benn descente pour constater les faits parce que avant hivernage bi bu ñu fa demee gisoon nañ ne que carrément actuel marché Bambilor bi commencé woon na di def ay fissures voilà mairie ñu ngi commencé woon di def ay fissures mais tamit ñu ngi doon commencé élever si kaw est-ce que tamit loolu nekkul benn menace voilà pour suñuy yaay yi nga xam ne ñoo ngi si biir marché mais loolu la suñuy waajur ñoo nekk ci biir marché bi di daan seen doole marché Bambilor boo ñëwee marché bu mag la boo xamante ni tey fi ñu ko def sax man moom laa ji ñaaw lu toll ni grande mosquée bu Bambilor ngay ñëw amoo looy def jël marché sësal ko ci gis nga marché bi demal fajar nga ci jumaa ji nga julli da ngay gestu ki nga dendel boo moytul sa julli yàqu da ngay yaakaar ne nit ki nga dendel mooy xëy loolu dafa ñaaw parce que xet bi nekk ci marché bi ak taw bi donc dafay humidité day dégagé wu ba ci biir jumaa ji te loolu waxoon nañ ko avant ñu koy def ñu ne are mi foofu la ñuy tabax mais marché bi fi mu nekk man de équipe bi gagné municipal bi suba bu ma ci bokkee sama première liggéey ci marché Bambilor mooy marché bi dinaa ko démolir def ko institut mbala ma def ko beneen programme institut laa ko def sax boole ko jumaa ji marché Bambilor fi mu nekkoon foofu la waroon nekk
Bambilor tey di inondé Bambilor ñaata nit ñoo fi dee ci inondation fii Bambilor la ñaari xale yoo xamante ne man nga ne xalaat bi xalaat ne ñii président la ñu waroon doon tey balaay ministre la ñu doon fii la ñu dee bu ñaaw dee bu sal lu kenn musul xalaat liggéey ak inondation te yooyu yëpp mooy que c'est parce que cuune ci maire bi la cuuneem la ak seetaanam ñoom comme li ma la wax rek 10/15 kese la ñuy calculer ñaata laa ci am lotissement bi jox leen ma 50 parcelles lotissement bi jox leen ma 100 mais loolu ba kañ loolu képp kuy doomu Bambilor képp kuy doomu commune Bambilor war nga xeex loolu parce que nit teraanga dañ koy liggéey boo bëggee loolu te da ngay dem jàngi mbala nga dem defi mécanique mbala nga dem bayi mbala nga defi leneen pour gagner sa vie honnêtement mais jël suufu jàmbur loolu rek àq la ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon tey bu commune bi amee jafe-jafe yi ñëpp dañuy xam ne daal vraiment daal ñun daal c'est regrettable parce que maire bi ñu tànn daal man donc ñun gënul ñu daal. voilà donc bu ko defee comme si président Oumar Gueye Junior defoon nañ benn entretien exclusif ak moom ci këram mu fësaloon nekk carrément dina nekk candidat officiel ci li nga xam ne moom mooy les élections à venir mooy le soir du 23 janvier 2022 donc est-ce que Mame Ongué Gueye tey dafa pare pour jàppale ki nga xam ne moom mooy Oumar Gueye Junior ak mbooloo xale yi nga xam ne moom mu ngi mëne benn combat boo xam ne di conscientiser xale yi pour ñu à ce que ñu respecter seen Bambilor fonk seen Bambilor balaa keneen di ñëw di leen ko defal loolu kañ moom muy guddi muy bëccëg tey talatuma nelaw talatuma lekk ci loolu laay di si laay xëy si laay gont si laay wàcc xale yi nga xamante ne jigéen ñi comme ko ak si rek barki démb dama dem ñoom ma jël sa sama kër ne ma Ongué ñun dañuy dégg Oumar Gueye Junior kan mooy Oumar Gueye Junior ma leen Oumar Gueye Junior daal benn doomu commune bi la boo xamante ne daal am na xam-xam nangu na liggéey parce que nangu liggéey mooy jël sa alal di dimbali askan bi te amoon ndombal tànk yoroo alalu askan bi di liggéey loo xam ne maire moo ko waroon liggéey kooku yaakaar naa ne boo ko jëlee tey teg ko ci kanam dénk ko alalu askan bi dinañ siggi dinañ jaay dinañ sant yàlla parce que ñi fi nekk alalu askan bi lañ yor du seen suuf amul benn dërëm bu maire am bu muy jox nit ñi mbala benn parcelle mbala benn virement l'argent contribuable la yàlla dajale teg ko ci loxaam mu waroon ci dimbali askan bi yëpp bañ ci am xàjj ak seet mais moom daal ni muy gouverner noonu la président bi gouverner ku bokk ci gétt gi naan ci meem ku bokk ci gétt gi doo naan ci meem ñoom noonu la ñu gouverner ñun nag loolu lañ bëgg xeex mu jóge fi injustice boobu kumba am ndey ak kumba amul ndey kon daal Mame Ongué Gueye moom mën nañ wax ne képp ku pare pour développer li nga xam ne moom mooy localité bi pare na pour ànd ak yow pare na pour ànd ak yow te tous les leaders loolu laa leen wax ñi nekk ci opposant bi yëpp nee naa leen affaire bi du man la da ngay xaar ñu ne yow la li ñu war a def mooy joxante loxo bu fekkee ñun li maire di def nii daf ñu metti kenn ku ne dafay fàtte boppam ñu joxante loxo xool comme ni ma la ko waxee l'homme qu'il faut benn reportage bu ngeen def ci benn action bu ñu def ci dëkk bi donc occasion bi ngeen ñu may ñu expliquer ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant d'abord fi ñu commencé mooy nuyu le chef de village de Bambilor les délégués de quartier de Bambilor population Bambilor góor jigéen mag ak ndaw donc man Oumar Gueye Junior laa tudd donc dëkk Déni Biram Ndaw mais dëkk Bambilor aussi dëkk commune Bambilor donc di responsable politique donc man maa jàkkaarloog yéen di leen nuyu di leen sant di leen gërëm.
donc bu ñu gisee li nga xam ne moom la ñu constaté durant ces 48 heures ou bien 72 heures fii ci diwaanu Bambilor. comme ni ko sama confrère waxee tout à l'heure rek donc dañu gisoon ne que carrément voilà les routes étaient impraticables dañu gisee woon ne que carrément tali amul woon benn issue de boo xam ne nit yi doon nañ mën a jaar ñu gis ne tamit poste de santé bi pareillement. ñu gis preuve ak ay acte de bonne volonté yooyu noonu venant de votre part donc ñu bëggoon ci ay explications. waaw loolu moom yombal expliquer parce que defe naa képp ku dëkk Bambilor rek situation bi nga xam ne moo nekk Bambilor dans son ensemble defe naa ñëpp gis nañu ko muy loo xam ne ñëpp la metti woon nag mais initiative bi mënu woon jóge ci man parce que même su ma amee volonté bi aussi mënu ma woon jóg rek xalaat loolu def ko donc xalaat boobu dafa am fu mu jaar je pense que am na ay booy yu toog fii benn groupe la bu ñuy wax xaw ma ñoo ko res defe naa noonu lañ tudd samedi bi nga xam ne dafa am ku fi doon def benn meeting la veille vendredi lañ ñëw fii seet ma ne ma daal ñoom dafa am koo xam ne dafa bëgg def loo xam ne lii yàq lay def parce que meeting lay def boo xam ne bii daf ciy dépensé ay millions ñun nag amuñu mënuñu mais dañuy seet responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Bambilor képp ku leen mën a jàppale pour que ñoom ñu jéem a xool pendant que kenn di yàq ñoom ñuy xool nan la ñu defaree jour boobu ma am lu ma leen jox ñu dem. Le samedi le jour du meeting ma dem seeti benn responsable bu nekk Bambilor mu tudd Mame Ongué Gueye muy benn responsable PDS mu waxtaanee ak moom pour ma ànd ak moom ak ñeneen ñu mel ni moom ci combat bi nga xam moom lañ nekk mooy lutte électorale yi nga xam ne dafa war a ñëw le 23 janvier 2022 mu ne ma mën de pare naa pour ànd ak yow parce que xam naa sa jikko xam naa intention yi nekk ci yow xam naa say ambition donc ku mel ni yow moom ànd ak moom dafa may neex ñu waxtaan mu ne ma nag mais nag am na loo xam ne lii bëggoon naa ko li ma bëggoon mooy nga jàppale ma ci Bambilor parce que Bambilor dafa feebar comme màgget foo laal day metti situation bi fi nekk moom metti na plus particulièrement rek fii nga xam ne moom nga jàkkaarlool fekk boobu ñu ngi si tali bu xonq nga xam ne kenn mënu fa jaar parce que man bi may ñëw sax sama oto fële laa gaar sama tànk laa jël te da ngay jaar ci rebord bi pour mën a accéder këram mu ne ma lii daal laa xam ne boo ko defoon mën de dina ma gën a jox courage te dina mën a tax ma waxaat ñeneen ñu mel ni man ñu ànd ak yow pour defar Bambilor ma ne ko wax dëgg yàlla loolu moom man dama ciy sawar parce que man képp ku ma xam ne defar rek laa xam te loolu c'est pas la première fois ma def ko am na fu ma dëkk Déni Biram Ndaw laa dëkk moo tax tey rusuma par exemple def lu mel ni la ma def Déen ma def ko faneen parce que Déen faut pas ñu wax li am Déen am na action moo fa def boo xam ne bu ma ko def aussi dañ ñëw sollicité ma am na ay temps ñu toog presque 1 an boo xam ne bi électricité bi ay quelques lampes ñooy takk ay jeunes regroupé wu comme ñii ni ñu defoon ñu waxtaan ak man ma xool ñu def devis du ma wax montant bi mais yàlla defal ma sutura ma taxaw ci jàpp ba defar ba dëkk bi yëpp leer donc su ma defee lu mel noonu fa nga xam ne fa laa juddoo màgg fa yàlla dogal Bambilor aussi tey yàlla defal na ma sutura am naa fi kër fi laa dëkk ni ma dëkk Déen noonu laa dëkk Bambilor am fi mbokk am fi lépp nag bon su amee lu mel ni Bambilor dama ci war a taxaw comme na ma taxawoon fële donc loolu moo tax bi ma ko waxee ci quoi que le samedi la ma ko wax le lundi ci la ñu démarré defar tali bu xonq ñu jël ay camion jënd latérite loué pelle mécanique yëpp sur fonds propres def ko nag te yàlla tax ak bëgg dëkk bi war a defar dëkk bi donc loolu moo tax ñu def ko yàlla dogal bi ñu ko defee ba pare comme li ñuy wax l'appétit vient en mangeant nit ñi gis ne bayaal boobu nga xam ne mooy bayaal boobu ndox baa ngi fi xale yi amul fu ñu fooye mag ñi fa daan toog man amatuñu fu ñu toog donc ñu ne daal bon comme def nañu lii wax dëgg yàlla nit ñi apprécier nañu te lii aussi soxla la nañ ci jéem a taxaw donc foofu daal la affaire bi commencé ñu wut ay benn pour def ci sable loué pas mal de benn defe naa premier jour bi rek peut-être xaw nañ def 30 yoo xam ne yi sotti nañ ko foofu tey ji aussi gis ngeen li ñu def donc loolu daal ñun daal dañu nekk fii pour société bi li nga xam ne mooy seen feebar lépp luñ ci man ñu def ko te yàlla tax dëkk ci dëkk bi war a defar dëkk bi loolu daal moo tax action yi def nii ñu defar ko pour l'instant
donc bu ñu dégluwee ci say propos tout à l'heure mooy li nga jot a élaboré. Donc dañuy constater que ni da nga indi une nouvelle touche politique. Voilà si fi nga xam ne moom mooy commune Bambilor. ñu d'après constat bu ñu def dafa mel ni aussi une correction venant de votre part ci ñi nga xam ne moo nekk surtout mooy l'autorité municipale. waaw absolument loolu moom dañ koy wax parce que dëkk bi dañ toll foo xam ne fii kenn amul looy yàq parce que pauvreté bi bari na fi mais problème yi nga xam ne nawet bi daf ko indi ci Bambilor surtout nag aussi ñëpp gis nañu ko mais nit ñi am na ñoo xam ne yi génn nañu seen kër luy ji faneen am na ñoo xam ne bu ñu añee peut-être reer day nekk problème ci ñoom mais loolu lépp bu amee yow nga jël ay millions di ko def ci meeting pour wanewu man du ma def loolu jamais déedéet parce que am na priorité yoo xam ne moo fi nekk priorité yi mooy li sa askan wi li ñuy soxla li nga xam ne mooy seen problème ci loolu la ñu war a taxaw te loolu nag ñun citoyen simple lañu maa amuma benn ndombu tànk boo xam ne bii takk naa ko sama volonté laa yor samay ambition ak ma nekk aussi acteur social koo xam ne kii day def pour le développement donc loolu li ñuy def ni tey yëpp autorité locale bi nga xam ne moo fi nekk muy maire loolu la waroon moom la waroon du moins mais su ko defulee mais du ñu xool ne defu ko dañu xool ne ñun aussi am nañ ci partition am nañ ci part de responsabilité kenn ku nekk def loo man donc si loolu man maa ngi invité responsable yu fi nekk yëpp y a des responsables y a des prétendants yoo xam ne dañu nekk candidat ou pas candidat képp ku nekk ci dëkk bi war a mën a defar dara ci dëkk bi moyen yoo am bul ne affaire bi question de volonté la rek du question de moyen parce que ñun wax dëgg yàlla amuñu lu ñuy coow ñun simple fonctionnaire lañu rek nekk béykat aussi donc suñu moyen yu ndaw la ñuy jël yéene ko nit ñi di ko ci def mais loolu nag ci laay invité vraiment responsable yi fi nekk yëpp kenn ku nekk nga dugal sa loxo ci mbir mi pour que dëkk bi mën a normal loolu c'est valable pour Bambilor c'est valable pour tous les autres villages de la commune de Bambilor. voilà ñu gisoon tamit système éducatif bi nga xam ne naroon na sooxe fii ci diwaanu Bambilor mooy comme lu ñu débuté tout à l'heure rek. donc dañ gis ne école élémentaire bu Bambilor fi nga xam ne cité nañ ko tout à l'heure si interview yu ñu jot a def ak reportage yi ce matin. le ministre Oumar Gueye jaar na fi ay kàngam jaar nañ si élémentaire boobu bu Bambilor. donc ñu gis ne aussi hier rek. amoon na benn kit scolaire boo xam ne ñu ngi ko doon distribuer à la mairie. au moment où fi nga xam ne foofu la élèves bi war a defee cours voilà n'était pas praticable. non damay dagg sa question parce que man sincèrement ça m'a fait rigoler. parce que tey bi ma gisee ñu ne maire daf doon joxe ay fournitures scolaires ay table banc et cetera. waaw mais yow nan ngay daggal nit mbootu te doom ji doogul nga dagg mbootu te doom ji doogul wala nga ngénte koo xam ne kii ju doogul parce que loolu lañ doon def parce que dafa am problème boo xam ne moo am parce que la veille man maa ngi woon Bambilor am dëj bu ma doon jàll fa ma toogoon la ñuy wax ne école bi suba kenn mënu fa dugg waaw mais maire mënu woon a def visite ne serait-ce que avant muy joxe les tables bancs et autres là loolu c'est bien c'est normal mais am na lu jiitu mooy école bu ñu ubbee dañuy wax ubbi tey jànge tey mais ubbi foo xam ne fii yow nit sax mënu fa dugg nooy jànge donc loolu waru woon toog ba ñu di ko wax moom moo waroon a jóg xool ak tànkam ak bëtam xool situation bi nga xam ne moo nekk ci école yi mais malheureusement fële lañ toog def folklore loolu lépp tap à l'œil la maanaam jéem a wane loo xam ne lii sa waaye nit ñi gisuñu loolu nit ñi seen problème yi nga xam mooy problème ñu taxaw nga régler ko loolu moo doon cëram donc ñun loolu la ñu gis moo tax ñu ne nañ école bi ak lu mu metti quoi que ça nous coûte dinañ si def lu ñu man pour que ñu dégager kii dafa désherber école bi maanaam bindi ñax yi ensuite def ci suuf ba nga xam ne xale yi bu ñu xëyee dinañ mën dugg foofu mën jàng seen jàng donc ñun loolu la ñu def donc ñu ngi invité maire vraiment mu gën a xalaat di xool soxlay nit ñi di ci daw loolu daal ñu ngi koy ñaan mu def loolu quand même. voilà. jëf Babacar Baldé suñu régisseur bi c'était l'interview boo nga xam ne moom la ñu amaloon ak le président Oumar Gueye Junior mu jotoon fa yëkkati kàddu yooyu noonu ngeen jot a seetaan léegi ci benn interview bu ndaw bu ñu xam ne amoon nañ ko ak ki nga xam ne moom mooy le président Oumar Gueye Junior mu yëkkati si ay kàddu yoo xam ne maanaam d'après constat bu mu def nee na ñi nga xam ne moom la ñu dénk suñu nguur gi daal dañoo lajj maanaam seen mission yi nga xam ne moom lañ leen dénkoon mu jëw ñu ko matale donc nee na
tant que nag matale woo li nga xam ne moom lañ dénkoon da ngaa war a jóge foofu noonu nga bàyyi jox keneen koo xam ne mën na mu doxal donc ñu la doon laaj rek Père Ongué yow lan nga si xalaat ci li nga xam ne moom la président Omar Gueye Junior jote yëgati si ay kàddoom yooyu waaw vraiment man kàddoom yooyu dama koy rafetlu vraiment bu baax a baax tey ñii ñu dénk nii tey man yaakaaroon naa ne ñoom waruñu woon taxaw sax si kanamu askanu Bambilor commune de Bambilor ñuy yëkkati loxo ñun ñuy yëkkati loxo parce que déjà man na ku toog 2 mandats de délégation spéciale toog 8 ans mandat mënuloo résoudre problème yi buñ la joxaatee 5 ans nan nga koy résoudre kon ñooñu tey bu fekkee vraiment ñoom ay nit lañu tey waruñu woon taxaw sax di laaj bañ di leen investir te tey maa ngi dégg Benno Bokk Yaakaar Ndiène Diop mooy seen candidat mais man dama jàpp ne dans la commune de Bambilor tey képp ku ñuy investir muy Benno Bokk Yaakaar waxatuma Ndiène Diop yaakaar naa nit ñi war nañu yeewu nag te loolu nag suñu yaay suñu jabar yi ñoom laa ci gën a soññ parce que bu Bambilor amee lu ko métti dans la commune de Bambilor donc li ci ëpp jigéen ñi la parce que jigéen ñi ñooy dem teeru wate ñooy dem solo ba su rafet dem wate mais maa ngi leen di soññ ñu dimbali seen doom yi sonn nañ seen doom yi bëgg nañu jàng seen doom yi bëgg nañu liggéey amuñu liggéey mënuñu jàng dëkk bu amul école amul usine booy liggéeyee amul fooy jële xaalis xale yu góor yooyu fa nekk noonu tey ñoom lan mooy nekk seen njariñ xale yoo xamante ne tey koo ci gis mu ngi xalaat nan lay yore nan lay fondé famille ba yor yaayam ak papam ak ay soxnaam ak i doomam kon tey kenn ku ne dafa am part de responsabilité ci liy ñëw mooy que nañu bàyyi ku leen jox xaalis nañu lekk xaalis boobu parce que xaalis bi seen xaalis la Ndiène Diop amul xaalis bu muy maye xaalisu askan bi lay delloowaat ci askan bi nag ñoo war a am seen fayda xaalis bu mu leen jox pour corrompre leen ñu jël xaalis boobu lekk ko ba pare bu ñu duggee ci urne yi ñu def choix bi gën ci commune bi mooy choix bi nga xamante ne kooku dafay liggéeyal askan bi te loolu wax dëgg yàlla man ki ma ci gis actuellement ni mooy ki ci jiitu daal mooy Omar Gueye Junior parce que nag dañu ne ki la jox ndékki bu la nee di nga añ di ko gëm mooy comme li ma wax fii léegi ki jël alalam di liggéeyal askan bi bés bu demee ba toog ci kanamu askan bi jël seen alal dénk ko yaakaar naa dina liggéeyal askan bi waaw man foofu laay woo xale yi mag ñi ndaw ñi rawatina jigéen ñi xale yi ñoom décidé nañ ba pare la jeunesse de commune de Bambilor rawatina Bambilor village gëm naa ne élection yi ñëw dinañ wane résultat yi. waaw ci loolu sax laa bëggoon ñu taxaw ndax dafa am benn internaute buy laajte mu ne est-ce que Mame Ongué Gueye moom lan la askanu Bambilor war a xaar ci moom parce que dañoo gis ne que carrément politiciens yi bépp acteur de développement bu jug rek pour faire ce qu'on appelle la politique day xeex pour li nga xam ne moom mooy intérêt personnel am mais est-ce que nee nañ yow statut bi nga commencé doore ko ak li nga xam ne moom mooy askan wi mooy jeunesse su Bambilor est-ce que da nga pare pour di fësal loolu di wéyal loolu. man de li may incarné ni dee moo koy génn ci man te ñu Bambilor kuy waxal yàlla xam na ko ba ci parti démocratique sénégalais bi ma nekk kenn musuma gis ci liste xam nga fii kuy xëccu maire mbala ngay jàppaleen kenn da ngay bëgg mu def la ci liste pour nga nekk conseiller mbala nga nekk leneen pour mën a bokk ci toogu yi mbala lekk ci lekk mais man parti démocratique sénégalais bi ma bokk sax dama leen di wax ne liste bu ñëwee la preuve Ndoumbé Diène bii nga xamante ne mooy suñu conseiller bi ñu mujjee am moom loolu mën na ci mu ngi Benno Bokk Yaakaar parce que ci ñuy jàppale maire la bokk te kooku bu nekkee conseil mais man musuma bokk ci liste te yaakaar naa ne nag bu fekkee da ngay def politique intérêt personnel yaakaar naa ne bu fekkee yow dañuy def liste foo jaar da ngay ñafe pour dugg ci liste boobu mais man dama jàpp ne ki nekk ci liste bi ak ki ne ci biti bu fekkee liggéeyal askan bi kese boo nekkee ci biti sax ngay gën a mën a nekk liggéey parce que la preuve xool ci match football yow ñiy nekk ci biir terrain bi ki nekk ci tuuti li muy gis doo ko gis loolu moo waral tey Omar Gueye Junior résultat bi mu def nii tey mu def ko parce que man ci tuuti laa nekk bi mu ñëwee ma wax ko jafe-jafe dëkk bi parce que man jafe-jafe dëkk bi laay xool bi ma ko waxee moo tax mu def ci résultat bi nga xamante ne
fii ba akis tey koo wax mais xool église bi ni mu meloon dañoo defar jaar jumaa yi ma ne ko nañ dem église ba parce que ñii ci seen diine lañ yor te ci liñ naa mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk bu ñu defaree mosquée yëpp ba ñu mën a julli ñu bàyyi église ba nële bu ñu amee messe amuñu fu ñu accéder pour def seen messe yi bu ñu amee enterrement mënuñu dem parce que ñoom kenn ku ne xam ne bu ñu wàññi ko dañ leen di yóbbu ñu def messe ñu soog ko dem suuli donc gis nañ fa ay corps yoo xamante ne dañ doon jaari pël jël ay sareet teg leen ci loolu di lu ñaaw ci dans la commune de Bambilor ma ne ko kon nañ dem jàppale leen moo tax tey paroisse chef paroisse bi bëri dimanche passé rek ñuy doon def messe pour ñaanal Omar Gueye Junior par rapport ak parce que bi ñoom bi ñu ñëwee vraiment jaar foofu gaare seen oto yi ma defal ci biir église bi sax dama fa sotti suuf sëkk ko ba nga xamante ne bu ñu ñëwee bu lee ko amul siège sax mën a toog si suuf vraiment ñu ñuy ñaanal ñaan boobu rek je pense que loolu rek doy na pour jël maire donc am na beneen internet tamit boo xam ne yëkkati na ay kàddu cant ak ngërëm yoo xam ne nee na mu la koy jagleel mu ngi dëkk fële ci diwaanu Medina Bambilor nee na mu lay sargal di la tatagal ci li nga xam ne yaa ngi koy mëne mu nekk combat boo xam ne yaa ngi koy mëne ci diwaanu Bambilor ak partition bi ngeen xam ne def ngeen ko ak seen contribution ci pont bi nga xam ne moom moo nekk ci wetu kër Serigne Touba parce que yéen a décanté situation boobu amoon ci diwaanu Chicago ak ci Medina Bambilor voilà parce que dañ gisoon ne que tuyaux yi nekkoon foofu dañ ko daggoon ak ay jaasi te gis nañ ne def ngeen fa seen contribution. c'est ça dañu mujj dem jëli presque 400 mètres de tuyaux fi nga xamante ne foofu laay liggéey foofu lañ dem ñu jël fa ay tuyaux ñëw dégager loolu donc loolu yëpp si bëgg Bambilor la rek ñun lépp lu ñu mën a am Bambilor moo ñu ko gënal lépp lu ñu mën a am commune Bambilor moo ñu ko gënal lépp lu ñu mën a am nag tali bu xonk bi nga xamante ne foofu laay yeew moo ko gënal donc dañuy wax ne bala ngay laax jaay da ngay naax dëgg donc c'était tout dans votre émission Allo Zone 7 ñu amoon mbégteeg bànneex bu yaatoo yaatu di dalal suñu tonton suñu ndijaay suñu lépp la ñu koy woowee Mame Ongué Gueye nekk voilà un militant du Parti démocratique sénégalais nekk un acteur de développement fii ci diwaanu Bambilor donc suñ ko doon laaj ay kàddu yu mujj lan lay doon waaye sama kàddu yu mujj de sant la gannaaw ba mu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi may sant waa Zone 7 TV vraiment ci liggéey bu rafet bi ñu nekk ci dëkk bi parce que dañ ne lu leer rek dañ fa taal lampe quoi te yéen tey yéenay lampe dans la commune de Zone 7 TV te yéenay lampe yéenay ndaw yi nga xam ne yéenay saytu jafe-jafe yi nekk ci askan bi ngeen di ko génne di ko wan parce que loolu nag dina tax lu bari faju parce que dañ ne docteur boo yeggee ba ci moom it fale nga génne sa jàngoro bu sa boppa dee métti nga ñëw ne sa tànk moom métti vraiment ngeen di ay ndaw ma di leen ñaanal yàlla comme ni ma ko waxee ci début bi rek yàlla na leen yàlla lafal cat yàlla na leen suñu borom jàppale yàlla na leen def ay mag yu am ñam di leen wax ne nag adduna moom demal ak maa ngi kenn ku ne dafay marqué apport te am na loo xamante boo ko defee bay daay mooy lu baax mooy lu bon am na loo xamante ne way lay nekk nit bu nekk nag war la bàyyi sa doom way boo xamante ne bu subaa bu fi sax boo fi nekk rek booroon la ñu ci defaay naa donc ñaar yooyu moo fi am yéen nag vraiment seen taxawaay rafet na donc li may def daal ñaanal leen te di leen wax ne fi ngeen teg seen tànk foofu waa dëgg dina ko wane lu dul dëgg seen yoon ne ko fi te loolu laa gis si yéen da ngeen di dem sur le terrain wane li nga xamante ne loolu la askan bi soxla loolu lañ doon xaar yéen yéen ngi foofu ma daal li may ñaan daal non yal na yàlla def seen télévision bi mu dem ba loolu ak ay RFI loolu laa leen di ñaanal di sant yàlla daal di ci yonentam ba tey comme ni ma ko waxee di sant sama njaboot maa ngi am ñaari soxna sama awa di Marème Cissé Sarr sama ñaareel di Khady Michel Mbengue vraiment maa ngi di sant parce que tey dañu doon a jël dox tey bu ma demee ba am courage taxaw pour jële ma nekk Babaam la kenn bu ne xam ne ne combat yooyu dafa métti mais ñoom ñooy sama soutien ñoom ñooy mooy encouragé ñoom mooy jàppale parce que sama soxna lañu kon ñoom mënu ma leen def xarit bi ma leen gërëm sama ajaa bu ñaaw xarit yi tey maa ngi koy di jabari sama cousin moom si vraiment moom maa ngi koy kii di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal
incha allah ci maa nekk maire bi rek moom jàpp na parce que moom vraiment femme de développement la ba pare ci santé lay liggéey mairie ba dispensaire Bambilor la nekkoon moom Karim Diop lan moo leen fi génne tey ba ñu traité seen gaara bopp comme ni ngeen doon fii la nekk ñu koy xëy contrat jël ay ñoo xamante ne moom ñu sax nekk garçon de salle di leen defal ay contrat ay embauche moom mu liggéey fii bañ bëgg dee ñu téye ko di ko xeex comme li ma leen di wax donc ku ànd ak moom boo xamante ne nag moom ñoo àndoon ci combat découpage bi looloo tax mu nekk ak sama jabar moo tax maa ngi koy defal mention très bien moom Khady Seck voilà donc jërë ngeen jëf di amaat mbégte ak bànneex di rafetlu aussi disponibilité bi di ci am contentement bu baax ba nga xam ne répondre na suñu invitation ci Allo Zone 7 di ko remercier waat à nouveau mu nekk un acteur de développement comme ni ma ko waxee tout à l'heure donc li ñu cërale woon ci waxtu jeex na di remercier toute l'équipe technique voilà de la Zone 7 TV di commencer ci suñu directeur technique bi nga xam ne moom mooy Babacar Balde moo nekkoon à la régie ak Bintou suñu caméra woman bi nga xam ne moom moo nekkoon ci caméra bi ba nga xam ne lépp yemb da ba ngeen ñu mën a gis anam yu mucc ayib di remercier aussi que ci nga xam ne moom mooy suñu directeur général ñu koy woowee Matar Seck di remercier aussi le directeur général bu nga xam ne moom mooy Alim Badara Diop l'enfant chéri de Ngathie Nawde di la ñaanal jàmm ju sax di la wax ne yàlla na suñu borom yëkkatiwaat la ba nga ñëwaat continuer mission ba nga xam ne moom lañ la dénkoon fii ci biir Zone 7 TV donc di leen joxaat dig daje les fidèles téléspectateurs c'était votre émission Allo Zone 7 di leen joxaat dig daje fii ak fan yu néew incha allah jërë ngeen jëf. Père jërëjëf waay yàlla na